des médias ay ca Hadj Mansour ñu àddu nag ci waxum mbirum Boffa Bayotte coow li bari woon na ci lool ñi nga xam ne ñoom lañ ci tuumaal ñu ngi doon sàkk ñu jugé nañu leen perpétuité la ñu gàll ci ndoddug René Capain Bassène ak ñi mu àndal ku ci mel ni njiitalug MFDC. ak César Atoute Badiate ak beneen waay bi ñi si des ñu acquitté leen. yoon def na liggéeyam procédure bi yàgg na enquête yi yàgg na audition yi yàgg na audience yi la même chose. am na ay confrontation ci audience yi am na ay révélation yu feeñ ci audience yi. donc décision justice kenn du ko commenté. voilà donc def nañ seen liggéey. après loolu moo ci des xëy na ñoom avocat yi. daañu xam ñoom lan la leen yoon jàppandalal. mais man d'accord ma au même avis que avocat bi ko doon layil jàmm la ñu bëgg mais fukki nit ak ñett la ñu fekk ci àll rey leen. rendi leen taal leen waxuma kan la parce que xawma kan la. mais am nañu chargé woo enquête bi ak acte bi. def nañu ñoom seen liggéey foog naa ni amul kuñ ci amuloo te am parloo. ak kuñ ci féetal ku ñu dul féeteel est-ce que loolu war na mën a yeewaat fitna te fitna yeewul bi ñu boomee fukki nit ak ñett. de façon très lâche. wax dëgg yàlla nañu xool lu mën a indi kaaraange foofu Casamance. mais am na discours boo xam ni xëy na yoon def na liggéey mun na yee fitna dafa mel ni dañuy fàtte toujours li may faral di wax bu ñu fàtte li ubbi dossier bi mooy ñooñu ñu rey bu ñaaw. mais dee wuñu ci ngelaw ay loxo leen rey yan loxo la nag yàlla donc moo xam. donc yoon def na liggéeyam et mënuñu lu dul ànd ci li yoon def. naka ngay jàngatee kàddu yi avocat bi Fatou Abdou Ndiaye muy maître Ciré Clédor Ly di wax ne décision bi ni mel décision justice la naam waaye am na ak politique ci ginnaaw te it ni ko Mansour waxee narul jur jàmm. waaw xam nga bu ñuy wax politique je pense que intégrité territoriale dafa bokk ci li nga xam ne mooy politique. et que l'État quand même pexeem la pour mu fexe ba préserver la paix en Casamance. lépp loo xamante ne daf koy nësaxal wax na ci fexe ba loolu ñu indi ci ak pexe mu dakkal ko donc bu fekkee ay nit yoo xam ne dañ leen a tudd ma jàpp ne même s'il y a politique su fekkee avocat bi moom loolu la jàpp moom mooy quand même le droit a été dit ci li ma jàpp le droit a été dit mooy depuis 2018 gis nañu fi grève de la faim gis nañu dossier bu complexe boo xam ne am na ci libéré nañu ñenn ñi jox nañu ñenn ñi sax bàyyi négandiku lu toll ci 22 personnes dès les premières heures ñoom la ñu tegoon loxo mu jigéen mu des fukki nit ak juróom-benn. ñu dem a dem ba tey mu des fukki nit ak ñett yoo xamante ne ñett ñi dañ leen a téye seen groupe dund perpétuité daanaka fukki yi ñu bàyyi leen ça veut dire que enquête bi war ma jàpp ne yoon def na ko xool na lëmbët na. xool na bu baax a baax parce que dossier bu complexe la parce que la Casamance quand même dafa nekk ci biir Sénégal mais situation bi depuis 1982 une crise boo xam ne des milliers de personnes ñoo ci ñàkk seen bakkan lu bëri ci koom nërmeel fa mu am ay jafe-jafe état yu fi jot a jaar yëpp Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ku ci nekk jéem nga wut ay pexe pour que jàmm dellusi fa mujjoo am pexe yooyu ba ci fi mu toll nii ñu koy dox di wax ay négociations yoo xam ne dañuy gisee yenn saay en dehors même du pays pour loolu donc c'est tout à fait normal que ne li nga xam ne mooy état dugal ci loxoom pour que le droit soit dit ma jàpp ne loolu la mais également pour que ñi nga xam ne dañ leen cee tudd bu fekkee ñoom ñoo ko def liñ leen daan dafa war parce que dajale ay nit téye leen fusiller leen ñu ñàkk seen bakkan nga exécuter leen sauvagement je pense que loolu Sénégal mérité wu ko te loolu la ñu dundoon keroog bi nga xam ne mbir yi am na foofa ca Boffa Bayotte ndax dina am nag ay conséquences politiques peut-être mënaguñ ko wax léegi mais de toute façon César Atoute Badiate dafa bokk ci MFDC mu bokk nekk koo xamante ne yàgg nañu peut-être bëgg di ko toppee ay mbir ba cette fois-ci bi ñu koy atte par contumace mandat d'arrêt international fu ñu ko fekk nañ ko téye mën na peut-être am ay conséquences politiques mais l'État va prendre ses responsabilités ci li ma yaakaar pour que jàmm ji sax foofu demante nañu ay base yàggul ñu fexe ba la paix règne foofu en Casamance. Fatou Abdou Ndiaye dogaluk gouverneur bu Ndakaar ngir tere manifestation bu coalition Yewwi Askan Wi ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko juin bi ñu nekk teguwul ci yoon benn yoon du samay kaddu nag kaddu yi Babacar Fall Gradec la expert électoral bi di wax ne amul benn disposition jëm ci wàllu loi bi tere acteur politique yi ñu daal di wëyal seen activité politique bés bu yàlla sax Babacar Fall sax di xamle ne interdit boobee concerné wul lu dul médias nationaux yi ndax diffusion forme propagande yëpp dañu ko daal di tere yooyu lekk média ci période de pré-campagne bi ñu ne ñu teewlu koog nanga ko bakkee ko
jamonoy pré-campagne bi ñeel élection législative yi ñu dëgmal ñi ngi ko jàpp àjjuma fukki fan ci weeru juin ba samedi juróom-ñeenti fan ci weeru juillet 2022 ci bile app tere nañu mbooleem propagande boo xam ne des koy jaarale ci ëttu taskatu xibaar yi ne ci réew mi moo xam public la wala privé waaye nag way politique yi ñoom mën nañoo continuer di amal seeni porte à porte seeni réunion publique d'information wala sax ay ndaje politique bu ñu doyloo Babacar Fall bu GRADEC loolee bu amee lenn képp la ñuy tere te mooy taskatu xibaar yi wasaare lu ñu mel bu ñu doyloo expert électoral bi ci yokku ne amul benn disposition ci loi électorale bi buy tere kujjee gi amal rassemblement politique bu ñu doyloo Babacar Fall bu GRADEC gouverneur bu Dakar ci communiquéem day jéem a lëndëmal xel yi ngir tere manifestation bi coalition Yewwi Askan Wi bëgg a amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne moom expert électoral bi di métitlu li gouverneur bëgg wañ loxo yoon ngir bëgg a régler ay question politique Babacar Fall di xamle ne ndogal bi gouverneur bu Dakar jël amul fenn fu mu dëppoo ak yoon ndax du moom gouverneur de Dakar moo war a régler question bi nga xam ne général lañ ko jagleel te mooy fàttali taskatu xibaar yi ci ne dañoo war a moytandiku lépp lu ñeel propagande ci jamonoy pré-campagne bi ñu ne. nanko bak yeko Djibril Gningue beneen expert électoral na dëggal na kàddu yi Babacar Fall yooyu le ba sax faf sof ca dara wax na ne loi bi ni mel dafa xewi ndax mi ngi fàttali ni moom Djibril Gningue ne disposition bi ni mel ab revendication la woon jëm ci opposition bi ci atum 1980 dañ ko war a soppiwaat Djibril Gningue ñu teelu ko nanko amul benn disposition ci code électoral bi buy tere parti politique yi ñu def seen activité normale li code électoral bi wax bépp déclaration wala manifestation boo xam ne dafay soutenir benn candidat wala liste de candidats boo xam ne day sukkandiku ci taskatu xabaar yi loi boobu ba ñu koy def ci année 80 booba taskatu xabaar yi journaux yi organe de presse yi bëriwul woon ni mu bëreewul nii booba média d'état yi ñoo fi nekkoon contexte boobu moo taxoon opposition doon revendiquer que un mois lu jiitu élection yi ñu tere bépp activité boo xam ne dafay jàppale bi candidat wala des candidats te muy sukkandiku ci média yi mais tey bi nga xamee ne média yi dem na ba bëri comme ni mu bëree nga xam ne ñëpp jote nañ ci loi dafay mel ne loi boobu dafa xaw a dépassé le contexte a changé il faudrait que loi boobu ñu adapté ko à la situation. communiqué gouverneur bi sax am na leneen lu mu jur mooy xalaatu ko ñeneen ñi seen xel màcc jëm ci wàllug politique ku ci mel ni Mamadou Sy Albert wax na ne administration bi dafa wone dëgg ne dafa bëgg foqati lu jëm ci wàllug liberté démocratique mu mel ni chroniqueur bile di fàttali sax ne commandement territorial bu région bu Dakar bëggul lu dul dakkal mboolem seen manifestation yi nga xam ne opposition bi bëgg na ko fee amal dem làqu ci boobu lekk disposition Mamadou Sy Albert ñu teelu ko ak Fabrice Ngama. législative dafa am solo ci réew li ñu doon xaar ci administration bi mooy gën a préparé wu pour gunge démocratie bon administration bu jëlee décision bu mel noonu lu muy firnde mooy que soo moytul kenn du yëngatu kenn du wax lii li nga xam ne loolu nga xalaat suñ ci boolee média yi mais loolu mooy que presse bi bu moytul dina am ay jafe-jafe pour def liggéeyam yàlla xam na ni que presse bi mu ngi fii at janvier ba décembre li muy def loolu rek lay def jéem a wan Sénégal yi moo xew lu tax mu xewul naka la ñuy def ba Sénégal génn ci ay problème nag loolu mooy fonction journaliste soo leen teree ñu def seen liggéey mais loolu lu mu nar a nuroo daal suñu démocratie soo moytul dina gën a wàcc ci suuf acteurs yi duñ ci am jàmm médias yi duñ ci am jàmm et loolu lu mu nar a indi mooy que dina am répression moom soo moytul dina am ci Sénégal fii ak ci semaine yi di ñëw. Hadj Mansour mu nekk dogalu ko gouverneur wi nga xam ne contesté nañu ko kenn àndu ci daanaka ci li mu génne ni communiqué. oui parce que wax nañu lu leer Babacar Fall waajaluñu ko ci code électoral kon fan la sukkandiku ngir jël dogalub ay manifestation buy am ci jamonoy pré-campagne noonu itam la ko Djibril Gningue waxee ba noppi boole ci waale loi bi koy waajal ci wàllu média sax dafa obsolète il a parfaitement raison parce que léegi bu ñu la nee doo wax seen TV wala doo wax Walfadjri nga toog sa néeg wax fa te kenn du ko dindi fii ak yaa ngi am connexion internet nay 200 francs sax nga wax te kenn du ko dindi donc am nañu ay moyens surtout groupe WhatsApp yi li ñu mën a téye seen i ay militants def seen liggéey ca na mu jaadoo mais xëy na loolu bokkut ak activité bu ñuy def ci mbedd aussi kon activité ba ñuy def ci mbedd moom la code électoral bi waajalul lu tax kon gouverneur bëgg ko juddul te judduwul woon foofu la question bi nekk comme ni ko Mamadou Sy Albert waxee bu ñu bëggee sukkandiku ci administration créé yoon boo xam ne amul woon
dañu xalaat ni am na répression yi waaj a am. parce que itam duñu nangu ñu weñ loxob démocratie wala nit ki liberté bi ko démocratie mais ñu bëgg koo xañ loolu mënul nekk. alors benn aperçu la. ci communiqué bu gouverneur. man am naa ci beneen jàngat xëy na bokkul ak ñoom ni ñu ko décortiquer. am nga sañ-sañu def lépp luy manifestation politique. waaye benn média amul sañ-sañu relater ko. alors manifestation bi nga xam ni moom la ñuy def autorisation ngay demander. wala nga informer. pour ñu jox la sañ-sañ. mais gouverneur est-ce que dafa sukkandiku ci loi bi kese comme ni mu ko bindee. wala ndax communiqué mu waru woon a gën a yaatal. ci ni dañu bàyyi xel wàllu sécurité ci manifestation bi ndax ni mu jigee préélectoral. wala mu indi yeneen hypothèse yoo xam ni aussi mun naa tax mu ni du joxe autorisation boobu les manifestations. xam nga sous-préfet lañ doon demander wala préfet bi yoon gouverneur seen mag moo wax. mais waroon nañu préciser ci wàllu sécurité. lan moo tax mu aaye boobu le rassemblement. parce que itam rassemblement la tudd. mun naa am yow loo ci yëgul mun naa am lu ma ci yëgul mun naa am lu ci Fatou Abdou yëgul. mais ñàkk yëg du tee wa nga xam sénégalais nga. moom administration la. nee na du joxe autorisation mais lu code bi mu sukkandiku loi bi mu sukkandiku waxul ci li mu bëgg a jël dogal dara. mais kon na osé wax Sénégal yi lan moo tax mu bëgg a jël dogal boobu. balaa moo daanu. su ko mooy bu fekkente ni bii préciser lu la moo tax mu jël dogal boobu sukkandiku ci loi bii gars yi dafa obsolète. te concerné kese les médias. kon li Mamadou Sy Albert wax mooy am répression dina am ci wàllu politique. kon ñu ngi xaar xëy na gouverneur wala administration bi defaat ay précisions yu ñu bëgg a sukkandiku ni. mooy tax duñu joxe autorisation ñu def manifestation bu Yewwi Askan Wi le 17. mi ngi noonu Fatou Abdou li ñu jaaxal mooy période pré-campagne CNRA moo doon jug doon wax ak médias yi ci wax leen ne ñu ngi ci période pré-campagne amuñu droit de propagande waaye li jaaxal ñëpp mooy gouverneur moo génn mbir moomee disposition yooyee mu dem yóbbu ko ci acteurs politiques yi. lan lañ ko mën a jàngatee. waaw parce que CNRA sax def na communiqué. def na communiqué moom moo jiitu. communiqué bu gouverneur de Dakar. li nga ci wax moom moo ci am présentement xel yi tey na ci parce que campagne électorale. bu élection locale gisuñu le gouverneur de Dakar faire un communiqué. pour peut-être dànkaafu comme période bii nii avant 2012 bi ñuy dem ci élection présidentielle am na ay manifestations yu ko doon jiitu. et ces manifestations taxul woon quand même ñu def un communiqué ci gouverneur boobu jamono jooju pour wax ne dañuy tere rassemblement ci pré-campagne donc mën nañ ne ñu ngi koy door a gis tey ci gouverneur de Dakar mu def un communiqué bu mel nii nga xam te li tax muy tey xel li mooy coalition Yewwi Askan Wi dafa def manifestation il y a même pas une semaine bëgg ko dàbbaliwaat mobilisation boo xamante ne mbooloo mu takku ñoo fa nekkoon amul peut-être benn débordement mais loolu sur le plan politique baaxul ci le pouvoir te ku ne xam ne gouverneur rek te nga xam ne moom ca suufam la nekk ak préfet parfois loolu la ñu am ci sunu dëkk mooy institution yi nga xam ne yenn saa yi tabin beek doxalin bi dafay coloré ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo far ak nguur ba tax na dogal bu ñu jël bu dee sax dogal boo xam ne la baax na opposition mën na ci mooy pour wax ne dañu ko jël pour satisfaire le pouvoir donc xaaruñu ko woon ci gouverneur article L61 li mu wax dafa leer moom mooy bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci aussi dégg nañu Babacar Fall Gradec wax ci Djibril ñi nga wax ci Ndiaga Sylla dit la même chose article L61 bi ça concerne seulement les médias donc ëttu taskatu xibaar yi la concerné te CNRA wax na ko ñun ñii képp koo xamante ne yaa ngi def luy xibaar bu période pré-campagne nga xam ne du 10 juin lay commencé dem ba le 9 juillet lépp loo xam ne campagne la déguisé di nga fexe ba yow doo ko teg bu ñu dooree campagne électorale bi également bu mun wi xasee ba weesu dootoo defati dara loo xamante ne ñeel na mbirum campagne médias yi de plus en plus ñu ngi koy xam c'est bon de rappeler ça mais lii médias yi ñoom ñoo ko moom bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci code électoral bi donc amul sens amul sa raison d'être du waxtu wi la ñu ko war a jëlee gouverneur jël ko ci waxtu wi lan la ci jublu xëy na peut-être moom moo ko xam mais liñ ci mën a jàngat moom mooy dañu nekk ci benn période boo xam ne de plus en plus opposition bi ñu ngi def manifestation muy réussir pour dànkaafu leen pour bañ manifestation moom moo tax ndax gis nañu déjà moom Benno Bokk Yaakaar ne ñoom seen manifestation teg nañu ko su suuf xamaan teg nañu ko su suuf mooy yéeneet waaye Yewwi teg leen ko ci suuf ndax amaana manifestation la boo xam ne baaxul pour le pouvoir ñu wax ci leneen Fatou Abdou Ndiaye njiitu réew mi moom président de la République amoon na xemmemteef te wane ko lool ngir fexe mboolem seen dérive maanaam kàddu yu ñaaw ak i saaga ci réseaux sociaux yi ñu mën ko fi dindi ba mu jeex tàkk ay saaga yu nga xam ne sax moom léeg-léeg dañ ko ci boole ba sax ak njabootam ca noone moom président moom ci boppam dafa mel ni ci wet gi day def
def promotion contre valeur jëm ci wàllug internet boobee ndax gis nañu ne audience gi mu accordé ca France ki nga xam ne miin nañu ko lool ci saaga président ak njabootam te loolee rek moo feeñ boo leen fàttali ko fan yële ñu génn dalaloon na ca palais de la République wala ca këram ñi nga xam ne dañoo ràññeekoon lool ci partem di saaga opposition bi mu mel ni ku leen di encourager li ni mel nag jaaxal nañu ci bari doxalin wi ni mel ñu teewlu ci commentaire bu Ndeye Diagne Ndaw. Macky Sall mën naa jéggal képp ku ko tooñ moo xam lu bindal ko ci internet bi lu ñaaw wala yàq deram lépp mën na koo baale ni ko noonu itam ni ko yoon mayee mu am sañ-sañ di jéggal ay prisonniers yu nekk ci kaso ba def ñombe lool ba yàgg fa comme ni mu koy defee ci ay fête de fin d'année yu nekk waaye nag amul benn yoon droit di photo wala sax di bokk ak ay langue ñenn ñu nekk ci réseaux sociaux yi te nekk ñu benn yoon modèle pour génération yi. Kaliphone mi mu recevoir ca Paris xëy na moo bees waaye bu ñu fàtte Penda Ba nga xam ne ba léegi la mu fi def mi ngi fi tege di ab ndaw bu bokk ci APR saaga ab askanu lëmm te dara fekk ko ci ca mujjantal ga dañ ko rawalee génne ko Sénégal muy luy des di def ay njeexital ci société bi ay kàddu yu ñaaw ay wax yu salte ñu koy teg ci deru nit fees dell ci réseaux sociaux yi ay attaques yoo xam ne nag lu ci ëpp lu muy nuru mooy rek ay règlement de compte te ñu ci ëpp ñu ciy gis ay homme politique lañ seeni militant wala seeni soppe ñooñu li ñuy def rek mooy xaste ak a saaga seeni adversaire ñu bokkalul gis-gis te lu ci ëpp nag li ko lal du lenn lu dul mbirum politique politicienne mbirum élection donc mbirum puusal ma toog président Macky Sall yàgg na fi wax ñaata yoon li réseaux sociaux yi kaj gi dafay jeex te dinañ ko réguler waaye ba fii nag ak li ñu gis nekkul luy gaaw ci fàttali rek ci nguuru président Macky Sall la ñu defalee ab promotion benn ministre boo xam ne nag li ko may mën nañu wax ni ñaaw la miñ yàq der mbir mi nag mi ngi bëgg a ëppi loxo te buñ ci jógul fa muy jëm du baax ay nit yoo xam ne tey jii ñëpp leen def ay idole di leen tàccoo ko yuuxu saa suñu génnee te li leen ko may nag du lenn lu dul ñaaw la miñ yàq der ak lor seen moroomu doomu aadama. Hadj Mansour kaddu yi Cheikh Abdou Bara Mbacké dolli yëkkati